asalaamaaleykum mbokku abonné TDV mbokku internet yi seen docteur Souleymane Loukar moo ñëwaat ak yéen ci seen émission weeru xel ànd ak ceeg Mame Ousmane Diaw tey ñu taxawaat ci délire comme bee passé may fàttali ne waxoon naa leen ne délire mooy benn gëm-gëm boo xam ne nekkul amul boo xam ne nit ki da koy gëm ko gëm bu dëggu ci moom te fekk du lu nekk te loolu nit ki kenn du ko ci xelal ba mu nangu ne du dëgg kenn du ko ci indil firnde ba mu nangu ne du dëgg donc day doonu dëggu boppam loo xam ne day njort lu mu xam lu mu jàpp la te loolu mën na dem ci thème yëpp waxoon naa leen ci mécanisme yi dina indi tuuti rectificatif ndax mécanisme yi waxoon naa leen 4 la mais après dañoo amoon bu ñu fàtte mooy 5e bi mooy illusion mooy par exemple interprétation bi mooy nit ki à partir ci benn fait réel benn mbir mu am dëgg moom mu xalaatee ko neneen gisee ko neneen ba créé ci ab gëm-gëmam boo xam ne nekkul wala nit ki am lu ñuy wax hallucination maanaam mu yëg foo xam ne dara nekku fa wala mu gis loo xam ne kenn gisu ko wala mu noyyi loo xam ne kenn noyyi ko wala mu xeeñcu loo xam ne kenn xeeñcu ko wala mu am lu ko saf ci làmmiñam loo xam ne kenn seetlu ko loolu la ñuy wax hallucination donc si sens yëpp lay génn wala mu xalaat dara ci biir boppam wala mu njortu ko njortu moom mooy intuition xalaat bi xaatar bi ci kanam imaginer ko ci biir boppam tamit loolu mën na doon imagination ñetteel bi mooy juróomeel bi mooy illusion maanaam nit ki day gis dara lu réel mu gisee ko neneen comme par exemple ku gis visage yu nit mu jox ko visage yu rab wala visage yu gaynde wala lu melee ki noonu donc loolu tamit nit mën na ci sukkandiku délire gëm benn gëm mais lu tax sax ñu bëgg a taxawaat ci délire mooy délire dafa am lu muy bañ ndax nit ki bu gëmee li mu gëm ba pare te dara mënu ko dindi ci xelam ak ci firnde dafa am nooy doxalee ak moom li muy bañ mooy du dëgg ñëw confrontation ak moom ne ko li ngay wax amul du dëgg da ngaa wérul wala da ngaa dof wala yooyu noonu boo ko waxee rek day braqué wu nga doon noonam ci loolu moo tax du ñun bu ñu ñëwee si maladie bu ñu ñëwee si bureau yi dañ nay wax parents ne leen bàyyi leen ko mu wax lu mu xalaat li mu jàpp ne mooy dëggam ñu jéem a comprendre moom fan la ko jëlee ak nan la ko dikkee ak fan la ko teg ñu soog a xam nan la koy jàppale te lu ci gën a bëri lu dul garab mënu ko dindi lu dul garab antidélirant bi ñu koy jox lu dul loolu mënu ko dindi donc confrontation wala weddi bu ñu koy weddi wala catégoriser bu ñu koy catégoriser di ko teg ne dof la wala dara loolu mooy tax le plus souvent muy agressé nit ki di dóore wala di def leen ni mais ñi nga xam ne dañ koy déglu le plus souvent di ko gunge di jéem a comprendre li mu wax fu mu ko teg ak fu mu ko jëlee le plus souvent ñooñu du leen dóor wala du leen agressé mais képp ku opposé wu ci li mu gëm rek da lay jàppee noonam donc ku nit kuy déliré dañuy def ak ndànk ak moom pas di confrontation wala di ko weddi sinon foofu lay waxee ne yow yaa nekkul ci dëgg moom moo nekk ci dëgg parce que li mu gëm wax naa ne gëm bu dëggu la ci moom te firndeek démonstration ak preuve ak dara mënu ko dindiloo parce que jàpp na ko ba pare feebar la ci moom donc loolu naxante moo tax muy dëñ fexe ba déglu ko am patience comprendre li mu wax parce que comme ni koy suñu maître Freud di wax délire bi dafa am sens ci moom c'est même lu ñuy wax une tentative de guérison dafa am lu xel mi nanguwul lu xel mi jàpp lu xel mi di dund ba nga xam ne moom yegg na ci protégé wu par le délire la personne se protège par le délire day aar boppam buy déliré dafa am beneen monde bi muy dugg boo xam ne foofu lay sentir le plus souvent confortable que par rapport ak dund réalité bu dëggu bi nga xam ne ci la nekkoon donc moo tax nit ki dañ koy gunge déglu ko bañ a confrontation ak moom bañ ko agressé bañ ko weddi bañ ko teg wax ne ko da ngaa dof ba pare gunge ko fexee nu mu gisee médecin psychiatre bu ko gis accompagner gunge ko psychologiquement jox ko garab pour mu mën a dindi délire boobu te délire boobu duñ ko dindi rek yem ci parce que bu fekkee ne nit ki dafay délire loo xam ne da koy jox daraja da koy jox màqaama da koy jox plaisir nga dindi ko ba moytu day def dépression maanaam xolam naqari ci loolu te fekk li nga ko dindil moo ko doon jox bànneex te boo ko dindee defoo fa dara da koy jox naqar moo tax le plus souvent dañ ciy boole accompagnement psychologiquement dañ koy gunge yenn saa yi mu soxla psychothérapie
gunge ko wan ko ne am na yeneen valeur am na yeneen maxaama am na yeneen qualité te am na beneen sécurité bu mu mën a am ci dundam tout en restant adapté à la réalité maanaam nekk ànd ak nit ñi dundoog nit ñi ci jàmm nekkandoog nit ñi ci dund bi nga xam ne ñëpp nangu nañ ne moom mooy réalité bi mun ko ki nangu sinon bu fekkee ne da nga koy weddi wala di xëccoo ak moom ci loolu rek doo ko ci mën a dindi te da nga yokk joote rek donc loolu lañ waxoon ne dinañ ko compléter ci délire bi pour ngeen xam ko jàpp ko ku gis kuy délire mu mën a naxante mën a déglu le délire ça se comprend ça a un sens dafa am sens ci nit ki bu jógee délire rek am na lu ko waral ci dundam am na lu ko waral ci si histoire de vie am na lu ko waral ci jamonoom am na lu ko waral ci biir xelam donc loolu foog ñu gëstu ko ba comprendre ko buñ ko cee dimbale moo gën opposition buñ koy indil opposition loo xam ne du ko fajal dara au contraire day tax nit ki braqué wu contre les gens qui sont contre ça et il va les considérer comme les ennemis ba pare mën na leen attaquer mën na leen lor donc loolu lañ waxoon dinañ ko ci compléter boo leen amee ay questions également ñu ngi leen ci encourager pour ngeen continuer di laaj di suivre di indi ay compléments di def ay retour ay suggestions ak ay remarques loolu tamit dinañu ci neex lool voilà donc maa ngi leen di jox dig daje beneen yoon incha allah ñu waxaat ci beneen thème